fàttali leen ko Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme saytu it wàllub logement dëkkuwaay ak it hygiène publique. RFM Matin émission bi yeewaa Sénégal. jàngeen jëf mbokk yi nu ngi leen di gërëm rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média 7h40 sunu gan yegg si fii si studio bi Abdou Karim Fofana monsieur le ministre nu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. maa ngi leen di nuyu bu baax ci suba si. waaw yow yaay ministre de l'urbanisme saytu it wàllub dëkkuwaay ak it hygiène publique may ànd ci waxtaan bi ak Georges Déthié Diop waaye lu ñu koy dooree monsieur le ministre mooy marché Sandaga. foofu daanaka mën naa wax ne sax daaw ba ren wala boog sax lu ko ëpp yéen a ngi lijjanti ngir daaneel marché bi tabaxaat ko boobu ba léegi ngeen sumb waxtaan mais mbir mi dafa mel ni dafa càng. déedéet mbir mi càngul ma lay gërëm di la sant démb rek waxtaan nañ gouvernance ak commerçant yi ba 21h40 su ma juumul. defe naa 19h ba 21h40 li ko waral nag mooy. boobu ba léegi dañu tàmbali processus. boo xam ne 2018 la tàmbali. parce que faaw ñu nettali mbir yi fan la jógee. 2018 commerçant yi président de la république daf leen recevoir ñoom ñu ne ko dañoo bëgg ñu jàppale leen ci marché bi nañ ko defar. président ne leen loolu moom amu ci benn jafe-jafe yéeneem la moom it. waaye nag ku bëgg defar omelette faaw nga toj ay nen. ci lu leer faaw ngeen jóge foofu ñu defar ko andiwaat leen commerçant yi d'accord. donc bi ñu demee man ba ñu dénk ma dossier bi ma dox ci li ma ci war a dox. jàpp bés waxtaan ak ñoom bi ñu waxtaanee ñu ne waaw délai bi dafa xat tabaski dafa jege fi ñu leen war a yóbbu recasement bi d'accorduñ ci. ñu dem visiter waat ko ñu may leen ba tabaski passé bi tabaski passé ñu ne ñu mayaat leen ñu fukki fan ak juróom dem rek maa ngi leen koy fàttali ñuy ree. bi mu passé it ñu ñëwaat waxtaan ñu ne ñu non plan bi neexuñu. plan bi ñu waxoon ak président du bii yeneen ak yeneen biñ ci noppee nag may leen waaye yéen plan yi bii ngeen di wax ak bii ngeen di wax benn plan bi la. même architecte bee ko defar lenn rek moo ci wute mooy dafa am ay cantines yu newoon ci kanam ñu dindi ko. état du Sénégal moo jël décision ne cantine dootul amati foofu man maa ko assumé ne cantine dootul amati foofu bu ñu bëggee defar réew mi dañuy seet lu baax di ko defar marché Sandaga bâtiment historique bi. moo xam dañ koy réhabiliter moo xam dañ koy reconstruire parce que am na débat bu jóg tamit ci architecte yeeg ñi nga xam ne wàllu patrimoine loolu tamit ma wax leen ko dafa am ay choix stratégique état du Sénégal dafa xool bâtiment bi réhabilitation quelquefois mën na gën a cher bâtiment mën koo gis nii fekk ci biir la ca ne dara baaxatu ci mais loolu beneen débat la bu ñu paree dindi cantine yeggagu leen ci waaw buñ ci eggee parce que am nañ suñuy option mais tamit sénégalais bu ñu waxee war nañ leen déglu bu boobaa ñi nga xam ne ñoo séex chantier bi mën nañ toog waxtaan ñu expliquer je pense que ñàkk a toog waxtaan rek la. parce que am na ñoo xam ne patrimoine da leen ñor dañoo bëgg lii techniciens yi ak ingénieurs yi nga xam ne. ñoom parce que patrimoine aussi mënoo jóg rek daal di daaneel. waaw mais patrimoine dafa am yoon. patrimoine bu demee ba am nu mu mel. dafa am luñ ci wax. boo demee ci ay dëkk yu bari Notre-Dame keroog gis nga ko Paris bi mu lakkee ba mel na mu war a mel. dañ ko reconstruire à l'identique bari na ay édifices yoo xamante ne waaye comme débat la. wax dëgg yàlla te Sénégalais yi jàpp naa ne loolu buñ ci eggee. dinañ toog janoo waxtaan ñii ne lii moo tax parce que am na ñu naan. mais am na baal ma am na ñu naan dañ ko war a toj. tabaxaat ko
état du Sénégal de toute façon li mu bëgg mooy même bâtiment bi des fa même bâtiment bi des fa nag mën na nekk reconstruction à l'identique mën na nekk réhabilitation mais bu nekk il faut ñu xool kuwam lan moo ci mën wax naa leen ne man li tax ma jàppoon ne war nañ ko reconstruire mooy foofu amul place de parking bâtiment bi mën nañ ko defaraat à l'identique surélevé ko def ci ay éléments yoo xam ne jamono ji da ko soxla yéen ay assainissement ak yeneen mais beneen débat la bu amee ay borom xam-xam ak ay sénégalais yoo xam daf leen ñor wax dëgg mën nañ toog waxtaan ba xool débat bi lan la léegi nga baal ma continuer ci waa Sandaga bi ñu waxtaanee loolu ba pare ñu ne leen architecte bi benn la cantine yi rek moo soppeeku couleur bâtiment bi orange la woon ci seen plan bii dafa weex wax dëgg yàlla bu ñu amee bonne foi bu fekkee bëgg nañu avancer il faut ñu avancer ndaxte bu ñu fàtte ne Sandaga 2013 dafa lakk 7 ans am na ay commerçants yoo xam ne ñoom ñoo tax ñuy wax Sandaga ñoom ñi ngi dans le bâtiment central 900 lañu woon ñooñu bi mu lakkee ñu génnee leen yóbbu leen champ de course ñu ngi toog di fa jaay peut-être yombul ci ñoom mais ñooñu depuis 7 ans ñi ngi xaar xam lan la ñuy xaar ñu yor cantine yi te wër jóg ndax ñu mën a tàmbali liggéey bi ñooñu tamit dañ leen war a xalaat 350 et quelques yi nga xam ne ñoo nekk de part et d'autre wër bâtiment bi du ñooñu rek lañu war a jël en compte 900 yi nga xam ne nag ñoom depuis 2013 ñu ngi xaar te leen rek moo leen tey jóg mooy ñi nga xamante ne dañu toog ne daal wax dëgg yàlla ñoom il faut que nee nañ 9 points lañ teg waaw il faut que ñu nangam am na ñoo xam ne ñu ngi ci biti est-ce que dinañ am cantine am na ñoo xam ne ay locataires lañ naka la ñuy def ba moom loolu ñun suñu problème ku ne xam na ne cantine marché Sandaga du état moo koy maye. donc waxtaan bu ñu koy def bu ñu bëggee mu avancer dañuy waxante dëgg te xam ne réew mi bu ñu ko bëggee defar il faut que ku nekk di def concession ku nekk xool intérêt wu ñëpp mais bañ a xool rek sa intérêt. kon daal da nga yaakaar ne mbir mi ci commerçant yi la féetee fi mu ne nii. mbir mi ci commerce non xam nga ñun état dañuy jël suñu responsabilité. am na liggéey boo xam bu ñu la ko dénkee nga war ko def. di nga déglu nit ñi boobu laa loolu laay def daaw ba ren déglu rek laay def. waaye nag wax démarche inclusive waaye nag wax liggéey bu jotee dootuma xaar kenn wax dëgg yàlla déglu nañ leen dégluwaat nañ leen li ma gën a xaw a métti rek ci mbir mi ngeen baal ma dellu ci mooy bu ñu nee ñun boolewuñu leen ci dara woowuñu leen mais y a un mois bi nga xamee ne marché recasement bi pare na nga xam ne même architecte bee ko defar aux normes defar ko marché bu mel noonu mosul am Sénégal ci ay cantine ñu defar ko. dañu wax préfet de Dakar ne ko na leen woo yëgal leen ne dama bëgg a ànd ak ñoom visiter ñu waxtaan ci mais kenn wuyu ko. mais problème bu leen yónnee message xaaral bu leen yónnee message kenn du ko wuyu bu leen wooyee kenn du ko wuyu te loolu dafa rafetul ndaxte man mënumaa doon ministre ba pare ñuy woyofal ay préfet gouverneur man ma koy seetaan ñun administration territoriale mooy kennoo état bu fekkee ne tey ku waay neex bu la préfet woowee wala keneen woowee doo ko respecté mais man mënuma la respecté wax dëgg yàlla loolu rafetul. mais problème maquette yaakaar naa warul doon un différent diggante état ak marchand yi commerçant yi est-ce que concrètement da ngeen di wax ak. personnes yi ngeen war a waxal aussi parce que c'est facile nga dem waxtaan ak nit ne moo teewal commerçant yi mais est-ce que ñooñu au fond est-ce que ñoom ce sont mooy ñi commerçant yi yebal pour ñu ñëw wax. waaw xam nga loolooy problème bi tamit ndaxte man li ma seetlu bëri na ci ñoo xam ne moom ña teew ci waxtaan bi. ñoom moom seen i cantine waaye mën na am jaayewuñ fa. mën na am na ci koo xam ne am na fa 4 cantines kii am fa 6 cantines def ko rente. maanaam di ko loué di ci am xaalis waaye ñoom jaayewuñ fa man tey li la koy woon rek ñun ubbi nañ liste d'inscription fële ci champ de course. ak abonnement Sénégal mais nit ñaa ngi dem di bindu donc ñii ñëw naan la du ñu dem ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi dem di bindu dañoo wute. donc tamit Sénégal ñun ñëpp xam nañ naka lay doxee ñii dañuy wax lii ñële day wax am na yeneen organisation syndicale ñu mel ni UNACOIS yu fa ne ñoo xam ne vraiment ñëw nañ ñaan ñu ne mayaat leen ñu ay fan mais li ñu wax commerçant yi lu leer la. dëkk bi mënuñu ne dañ koy defar Sénégal am défi yu mag marché yi ngeen ne dañ bëgg ñu defar ko ñun waa UNACOIS bokk nañ ci mémorandum yi ñu jox président de la République ne dañu war a defaraat marché yi ba pare yéen ngeen jàpp rek ne kenn du fi jóge da ngeen fi war a jóge ñu defaraat ko ngeen ñëwaat d'autant plus que ngeen baal ba damay taxawaat li ñu leen wax lu simple la Sandaga benn bâtiment historique la woon ay cantine wër ko nañ defaraat bâtiment historique bi terrain bi des na ci ginnaaw ñu tabaxal leen R+6 xaw ma R+7 boo xamante ne centre commercial bu moderne boo xamante ne. su ko defee ngeen dindi cantine yi dugg ci biir gratuitement li ngeen di fay rek peut-être cotisation la wala taxe pour entretien beeg maintenance. waaw parce que cantine yi ci biti aussi dafa bari. ñooñu est-ce que dinañ mën a dem danañ fa xaj parce que li ñu prévoir ci cantine ci ay place ci biir centre commercial bi ëpp na 500 mais lii problème bi tamit mooy état mënul ne day dox nit ñi ne ko doo dox. bu nit ñi bu ñu doxee ne dëkk bi dafa tilim marché yi dafa tilim mais état dem ba jël décision ut ay moyens waxtaan ak partenaires yëpp ne damay defar marché yi ñu ne ko doo ko fi defaree ndax lan parce que sama cantine. bu defee nii dinaa toog weer du ma am lii àdduna ko man maa ngi nii sama bureau Dakar la nekkoon boulevard de la République ma xëy ñu yóbbu ma Diamniadio
mais yombul mais c'est des pas en avant yoo xamante ne état du Sénégal da ko war a def. parce que dañ bëgg a wàññi flux dañ bëgg état bi di wàññi li muy fay luyaas. ak yeneen problème donc il faut que bu ñu buggee dox mën na am loru dina ci am lu ne dina ci am ñun xëy ñu di lor nit ñi wala di yor yat di dóor commerçant yi. mais li ñu bëgg mooy baal ma rek li ñuy wax dafa important li ñu bëgg rek. mooy ku ne xam ne li ñu bëgg a def ku nekk da nga ci am wàll ku ne da nga ci am cër. ku ci ne tamit noonu nga ci waree def sacrifice bu ndaw ñu dem. voilà ok kon daal ba fii amul dara lu ngeen jàpp ci lu leer. wax naa leen liggéey bi dana tàmbali tel. non ñun li ñu jàppoon dara dañu ci suñu programme nañ ko tegoon noonu lañ koy continuer. léegi nag kañ ngeen ko bëgg a tàmbali léegi nag la ma leen wax mooy dañoo ne dañoo bëgg xool plan bi ndax nangam ñaan ay fan ma ne leen man ba jusqu'à date dara soppeekuwul suñu programme. parce que waxu leen ma lu tax wax dëgg yàlla ñu war a bañ dindi li fi ne tey démb rek. marché Gueule Tapée fii la soriwul. démb rek démolir nañ ko. parce qu'il y a un projet promoteur boo xamante dafa ñëw fekk benn marché en rez-de-chaussée ne da koy def R+4 reloger ñëpp gratuitement ba pare tabax ci kaw ay infrastructure sax terrain de football ci kaw marché beeg yëpp bu ko defee population yi mën ci bénéficier wu te nit ñi amuñu benn problème. mais pourquoi on veut refuser le projet. loolu lay problème bi sa dëkk boo xam ne bu ñu nee autoroute à péage ñu ne dafa cher bu ñu nee TER ñu ne nangam ak nangam mais ñun il faut ñu xam lan lañ bëgg tamit. parce que yeneen dëkk yëpp fii lañ jaar ba egg fii. donc il faut que commerçant yi ngeen di waxal. tey daal wax nañ leen ñu dem seeti préfet de Dakar bu ñu amee lu ñuy waxtaan ak moom. bu amee lu bees loo xamante ne andi nañ ko comme élément boo xam ne mën nañ ko dégg. man awma ci benn problème. waaye wax dëgg yàlla kenn du ko fi defee bu ñu nee may leen ñu ba bu tabaski passé ñu ne may leen ñu ba màggal bu màggal passé ñu ne may leen ñu ba gaaw. maanaam daal ay délais yu dul jeex parce que leen li dafa niru politique ngeen baal ma. ci lu leer kon délai bu ajuma loo leen ko weesu. fii ma toll la ñu waxoon dara soppeeku wu ci moom laa la wax délai ba ñu nekkoon ci lañ nekk ba léegi. am na seeni crainte. bokk na ci li tax sax ñoom ñu naan pour ñu dem foofu problème la. moo di wóorul bu ñu demee champ de course bu ñu demee ba tabaxaat marché bi. danañ ñëwaat occuper cantine ya est-ce que jox ngeen leen ay garantie ne bu ñu demee ba lépp yem ñoom dañuy ñoom ci seen wàllu bopp ñoom la ñuy jox cantine yi au lieu ñu koy jox ñeneen. Georges Déthié état kàddoom la am man waxeewuma bakkan le gouverneur de Dakar le préfet de Dakar man bu ma nekkutul ministre de l'urbanisme sax wala ma ne sama place xanaa foofu am na ay registres yoo xam ne bind nañ ko lii may wax ci télé bi mais dañ koy ak rajo bi dañ koy enregistré suba suñu ay nawle la ñu teg ko li xale yi di wax VAR teg ko ñëpp dégg ko. man awma mbokk commerçant man jaayuma jëluma ay cantine di ko jaay wala quoi que soit li nga xamante ne moom lañ leen wax mooy. cantine dootu fa amati loolu je l'assume parfaitement cantine dootul amati autour du marché Sandaga du bâtiment et à gauche bu doon suñu sago sax lu ko weesu parce que démb ànd nañ débat boobu ne woy da ngeen di dajji ba kër sëriñ bi ma ne déedéet ñun fii lañ tollagum mais bés bu ñu mënee recaser ñëpp dinañ dindi ba foofu mais tey jii autour du bâtiment ak li ko féetee gauche la ñuy dindi parce que bâtiment bi tey boo ko doon réhabilité wala nga koy toj wala quoi que ce soit mais mën na daanu laal foofu yëpp donc c'est des questions de sécurité mais li nga xamante ne Georges moom laay wax mooy ñoom question bi ñu posé on prend l'engagement l'État du Sénégal construit un centre commercial à l'instar de li am foofu moo xam Touba Sandaga wala Touba Darou Salam ku ci nekk nga ñëw jël sa numéro de cantine fi ñu dem fële di identifier wu on a répliqué le même nombre de cantines et les mêmes surfaces ku ci amoon 2 mètres carrés boo demee fekk fa 2 mètres carrés ku ci amoon 4 mètres carrés boo demee fekk fa 4 mètres carrés donc ñun dem nañ ci biir plan bi ba jaaykatu légumes yi ci biti ñi nga xam ne ay salade ay naanaa la ñuy jaay utal nañ leen place ci biir mais xanaa kuy defar doo def loolu doo dem di jël ay cantine ko je prends l'engagement solennel maa ngi koy wax fii bésu tey jii état du Sénégal li nga xam ne moom la jàpp te loolu lay def mooy bu ñu tabaxee bâtiment bi extension bi nga xam ne centre commercial la ku ci ne da ngay jël si waat sa place fa mu nekkoon mais cantine nag dootul amati ci biti loolu moom man maa ko wax. d'accord nee nga gouvernement ngay waxal. te VAR baa ngi fekk kaddu. mais bu ñu sukkandikoo ci loolu aussi ñoom am na li ñu leen mën a opposer continuité service public oui mais nee nañ fi ñu leen njëkkoon a tigg moo di. ubbi genre site de recasement wala marché ci autoroute bi Abdoulaye Daouda Diallo ñu ne moom moo leen ko digoon waaye loolu mujjeetul am. mais site de recasement boobu moom la ñuy wax moom mooy champ de course moo dend ak autoroute boo jëlee boulevard général de Gaulle ñoom li ñu wax mooy waroon nañ leen boole ci processus bi waroon nañ waxtaan waroon nañ visiter dëgg la peut-être man tamit bu peut-être mënoon na gën a rafet mais tamit dañuy xool rek loo xamante ne dafa yenu maanaa ñun ànd nañ fa waxtaan nañ def nañ li ci war mais wax dëgg yàlla bu tabax jotee ñun xanaa état du Sénégal du am ay architecte am entreprise am bureau de contrôle mais ñu naan ñu chaque minute da ngeen il faut respecter l'état tamit
dañ waxante dëgg man mii tey bu ma rombee policiers yi ni ñuy defee seen liggéey du ma ñëw taxaw naan leen waxoo leen ma kook nangam ak nangam ku nekk da nga am sa compétence. ñoom c'est vrai que processus la boo xam ne dafa war a inclusif dañu war a waxtaan ak ñoom ñi ngi waxtaan ak ñoom mais bu fekkee ci biir waxtaan bi tamit li ñu gis mooy volonté wu peut-être di créer ay faufilement wala nañ def lii gagner du temps ak yeneen am na détails yoo xam ne bugguma ci dugg parce que nettali xuloo la wax dëgg yàlla man dañ ma dénk liggéey boo xamante ne dañ ko war a def ci ni mu gën a rafetee dama war a wax luy boole Sénégalais yi loo xamante ne jàmm lay andi ba nga xam ne coow du am mais wax dëgg yàlla marché de casement bi ñu leen defar état deniers publics yi ñu ci def parce que xaalisu état tamit dañ ko war a respecté bu mënoo jël xaalis bu mel noonu defar ko marché bu mucc ayib spécialiste bu fa ñëw gis ko maire bu ñëw ne man de lii bëggoon naa ko am sama commune ku nekk dem taxaw ne non man lii du buggeewu ma ko nii duñ fa dem nangam il faut qu'on respecte l'état man loolu je veillerai de façon précise. D'accord monsieur le ministre ñu avancer un peu coowal suuf ba ca gàddaay fu mu mujjee léegi. waaw gàddaay recevoir naa leen démb la woon àllarba talaata. déglu naa leen problème bu métti la vraiment ma leen di masawu mu doon loo xam ne bëri na ay incompréhension mais li ci président de la république wax rek mooy waruñu seetaan benn sénégalais. ndaxte tamit coow li bu amee samedi ak dimanche médias yi réseaux sociaux yi vidéo yi di daw mel ni état du Sénégal wala président Macky Sall moo téye ay nit di leen noot wala di leen bun xataal alors que c'est des problèmes entre privés nit ku jëndoon suufam la. am beneen famille boo xam ne moo ko moom dem jaay keneen moom tamit ku nekk yor sa këyit nit ñi tabax ba àggal ñooñu ñëw raser ko te biñ ko raser c'était par des voies de droit am fu ñu jaar ak yu demee noonu léegi nag am na ay décisions de justice yu ci génn ñi d'accord nañ ñi d'accord mais loolu c'est la vie de tous les jours mais état du Sénégal defu ci dara au contraire ils sont dans un cadre boo xamante ne c'est organisé parce que bu ñu demee dëkk boo xamante ne vidéo bu la neex génnee rajo bu la neex wax justice bu la neex attaqué justice tamit di génne ay décisions ça veut dire que l'état de droit fonctionne et on a la liberté donc recevoir naa leen déglu naa leen mais jàpp naa ne solution mën na am te loolu président jox nañu ci ndigal ñu étudier ko bu baax diggante promoteur bi diggante ñi nga xamante ne ñoom. solution bu dee am lu muy doon. waaw solution bi nag xam nga bu ñu fekkee dañuy waxtaan di jubale ay nit. mënuñoo wax lépp ci biti dafa mel ni ndengleer rek fan yii yëpp ñu ngi may solliciter am na loo xam ne boo ko waxee day yàq parce que am na ñoo xam ne ils sont radicaux sur la question am na ñoo xam ne ils sont ouverts te saa yoo gisee ñuy jubale ay nit rek ku ne dina am loo wàcc ngir ñu mën a trouver solution mais li ñu bëgg rek mooy rétablir les gens dans le droit ku ci ne la nga ñàkkoon état fexe def ci loo xamante ne mën na am bu matul it dana doon ndàmpaay boo xamante ne di nga xam ne sa état taxaw na te defal na la ca war. en tout cas coowal suuf bari na de ki mbirum kayit yi ñuy joxe kii ne maa moom ka ca des ne moo man maa moom est-ce que mënuñu xool un peu processus attribution yenn parcelles. bu baax dama ci d'accord ak yow parce que Sénégal tamit bul fàtte ne suuf si li nga xam ne moo ko régir ay loi la yi 1930 la 36. justement 66 loi bi jëm ci wàllu domaine public sax est-ce que waruñu ko càmbaraat. moom laa la wax loolu kay ñëpp ci d'accord man mi nekkoon patrimoine bâti nekk directeur bi xam naa ne loolu am na ci ndaxte man mi nekk directeur général patrimoine bâti décret bi wax ne man maa yor bâtiment état bi. am la compétence de la mise en œuvre de l'acquisition et de l'aliénation. yenn saa yi ma gis keneen def ci bâtiment loo xamante ne da nga naan kii fan la jëlee pouvoir am. mais ay textes yu succédé wu la yoo xamante ne peut-être jot na état du Sénégal teg ko. ñu càmbar ko fexe mu doon benn bon président nag mi ngi koy wax créé na commission de réforme foncière mais attention Sénégal bu leen jàpp rek ne dafa am chef d'état boo xamante ne lu mu dogal rek noonu ni mu ko waxee ne lay amee y a beaucoup de résistance am na ñoo xamante ne ñu ngi toog peut-être ci seen bureau bu ndaw ñu bëgg leen xeeb jàpp ne mënuñu ci dara dafa mel ni rek tey bu ma fekkoon ci Georges Déthié xeeb ko ci rajo mbeeg kaasu café bi mu teg te pourtant mën na fi wax loo xam ne mën na taal réew mi donc état noonu lay doxee léegi nag il faut que sénégalais yi xam ne fii ñu jëm wàllu pétrole wàllu industrialisation suñu population du weesu fukki millions juróom benn baax na nag yu bëri ñu toogaat waxtaan ci mais tey li immobilier wala li suuf doonoon 1976 doonatu ko donc il faut que ñu nangu ubbi waxtaan yi moo xam fonctionnaires yi la moo xam communes yi ñu mën a réformer yenn textes yi ba ku ci ne mën a am jàmm ku wax réforme fukki at ak ñaar a ngi nii yéen a ngi ci bopp réew mi commission de réforme foncière boobu nga wax Doudou Ndoye Souran liggéey ga lu mu jël lan la jëriñ ba léegi est-ce que volonté am na réellement. mais volonté am na ndaxte bu amul woon duñ dajale ay nit. def naa ne dajale leen te ba léegi li ñu liggéey. waaw Georges Déthié xam nga àdduna xëyul rek sotti
àdduna xëyul rek sotti yéen journalistes yi ku leen laaj croisade bi ngeen def ba àgg ci presse privée am Sénégal peut-être tey yomb na ñu ngi koy fàtte mais fan lañ jógee ba presse privée am dans les années 90 Sénégal lu yàgg la donc nañ bàyyi les processus naturels se faire nit ñi xam nañ ne suuf si ni ñu koy gérer tey war nañ fexe mu gën a améliorer war nañ fexe waxtaan bi gën a ubbeeku ci processus yi ñi bëgg a bay waaye nag bu leen fàtte dara réew mi dafa toll foo xamante ne bu ñu soxlaa agriculture bu moderne ak yu demee noonu il faut ñu bàyyi entrepreneurs yu mag yi di ci dugg mais tamit fexe tamit population yi fa ñu dëkk ñu leen di respecter seeni droits. parce que commencé woo jël parti. non juruma parti ça damay wax loo xam ne Sénégal a tax Georges man sama waajuru jigéen séeréer la mënumaa dem ci dëkk toog nit ñi di làkk séeréer te duma laal wax dëgg yàlla population yi dañ leen war a respecter lii ma wax moom laa wax Ndengleer wax ko feneen ñaari mbir moo am y a des impératifs économiques pour le Sénégal y a des titres qui sont donnés donc la signature de l'administration mais il y a aussi des populations yoo xamante ne fa ñu ne dañu am seen ay droits seen ay àq seen ay yelleef dañu war a waxtaan ba ñoom ñëpp ñu gis seen intérêt malheureusement waxtu bi dab nañu ñu ngi lay gërëm monsieur le ministre jërëjëf Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme yore it wàllum dëkkuwaay ak hygiène publique namoon nañu waxtaan ak yow ci yeneen ponk mais temps bi dab nañu